liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nañ. audit yi d'accord naa ci. buñ sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce nekk émission bu ñu leen di amal àllarba bu jot ci waxtu bii lañ koy amalee muy émission boo xam ne ni ñu koy waxee nag dañuy yittewoo waxtaanee tolluwaayu réew mi loolu nag dañuy fexe ba koo xam ni jàpp nañu ne xalaatam dina gindi askan wi ci tolluwaayu réew mi ñu dalal ko ci Faram Facce loolu moom moo ko tax a jóg. tey ñu am ci mbégte bu yaatu wax dëgg yàlla di ci recevoir docteur Ahmed Khalifa Niass moom la ñuy recevoir tey mu xam nañ ko ci casquette yu bëri wax dëgg yàlla parfois bu ñu koy présenté casquette yooyu dañ ci wax kilifa diine la ndax loolu ku ne xam na ni casquette bu dul deñ la ci moom waaye itam ku ne xam na ni homme d'affaires la loolu itam yaakaar naa ni umpul ñu bëri waaye itam ñëpp xam nañ ni acteur politique la. moom Ahmed Khalifa Niass kon casquette yooyu yëpp dafa nekk ay casquettes yoo xam ni macha allah yàlla dénk na ko ci yooyu nag bu ci ne am na ci waxtaan boo xam ni fas yéene nañ ko seq ak moom tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias sëñ bi Niass maa ngi lay nuyu. jërëjëf Ndiaye sama doom. ba ngay tàmbali. dëgg la mu nekk rajo ca Walfadjri. loolu dëgg la. Sidi Lamine sama rakk moom la présenté. dëgg la loolu dëgg la. léegi dem nga ba Bejjaaw. macha allah yàlla nga gën a Bejjaaw. macha allah amiin jërëjëf Niass Ahmed ni ma ko waxee ci tudd nga Sidi Lamine Niass moomu sax wax dëgg yàlla pour sa mémoire rek bëri na loo xam sax duñ ci sori. rien que pour sa mémoire. dëgg la duñu sori lu bëri vraiment. ci ay affaire am. mais la daf ci am loo xam ni dafa nekk actualité faaw ñu laal ko tuuti rek. muy li nga xam ni dafa xew Kaolack. ñetti laaj rek laa ci am. bi ci jiitu. mooy bi ngay toj kër googu lu tax nga def ko guddi mu nekk guddi beneen bi ci des bi tuile bi quoi bi nga koy def beneen bi ci des mooy lan moo tax nga def ko te Sidi Lamine nekku fi nga def ko ci jamono boo xam nekku fi beneen bi ci des mooy ndax ki nga xam ni moom moo fa nekkoon soxnaam ca kër ga soxna Sidi Lamine ndax yéegoon na ko ñetti laaj yooyu rek laa ci am ñu def ko noo ko mën a leeral nag mën nga jël sa temps. dama la premièrement. waaw. Cheikh ci boppam doomu Sidi Lamine. wax na ci bi fi papaam gaañoo. ne baayam amul dara Kaolack amu fa kër amu fa jabar. non man waxi Cheikh. xam nga non d'accord waaye dama ne non xam nga loolu duñ ko jàpp. defal naa ko dama ne. waaw. moom ci boppam taxaw na nee na. waaw baayam amul dara Kaolack amu fa. ndax yow magam mën nga wax ni amul dara Kaolack. bien sûr. amu fa soxna. déedéet maanaam soxna si bàyyi woon na ko. soxna si suñu. soxna mais noonu la demee woon moo tax bëgguñu si dugg ci loolu aussi. déedéet soxna si buñ ko joxoon la rek mu nekk takko. déedéet du noonu defal naa. naka la demee. soxna si man maa ko takkal sama mag. man mii di wax ak yow. waaw man maa ñëw seen village bu tudd Kër Ñeen ci wetu Kër Socé. en 1967 takkal ko sama mag Khalifa El Hadj Abdoulaye Niass dégg nga booba maa ngi door a jógee njàng di door a ñib si. d'accord am ñaar fukki at ak benn. man ak moom suñu maase sorewul mi ngi sëy si Kaolack 1970. la ñëw jógee seen village ñëw Kaolack. d'accord donc moom ay néegam ma nga ca kër jëkkëram bu jëkk ba di suñu taawu baay. fa la am ak moom ay doom yu jigéen. donc am na fu mu ne. Sidi sama rakk bi ñu may séddee kër gi. sama yaay moom ma njëkk a séddee wàllam. waaye bi mu fi jógee mu ne ma man dama ne du ma la jaay son wàll mais dama la koy may. yow xam ko yaa ma gën a xam sax signature Sidi Lamine. te kayit gaa ngi noonu sa kanam.
non këyit nekkul sama kanam. waaw mi ngi fi mais mi non, ngi mais fi nekkul- maanaam mais- sa kanam mais- maanaam mais nekkul sama kanam. non li ma bëgg a wax sa kanam amal ak dégg nag. waaw mais dama ne amal ak dégg mi ngi ci mais internet dégg mooy lan aussi. mais mooy nga xam ne bu nekkee ci internet mi ngi sa kanam. ah non attends boo ma nee mi ngi sa kanam aussi. waaw dina mooy këyit gi mi ngi waaw sama yow kanam, déggoo wolof bugguma yow nga seede ne loo xam émission ne ci aussi wolof xaw ma déggoo ko. wolof. waaw d'accord mais bugguma seedeel sëñ bi ñas loo Déet. xam vraiment xaw ma ko nga baal ma rek. dama ne soo ne mi ngi sa kanam dama naan la nekkul sama kanam. dama ne kon am bëgg dégg kon waroo fee toog. waaw d'accord waaw baax na. alors bu la nee sa kanam boo bësee bouton léegi nga gis ko bësal bouton bi d'accord. kon nekk sa kanam wala nekku fi virtuellement mi ngi sa kanam voilà. mi ngi sa kanam mi ngi ci kanam mu ñëpp këyit gi ko bëgg a sëri gis ko. ok ñi lay déglu mën nañ koo gis comme yow da nga yàgg liggéey ak Sidy Lamine xam signature am may naa la nga vérifier ko. d'accord bon léegi ma non. waaye may ma rek dégg nga dama ne foofa soxna si ci boppam dafa am néeg yu mel ni suma néegu yaay ci kër jëkkëram bu njëkk bi mu njëkk a tenji daf ko fa am duul koo xam ne amul fu mu jëm ni ñu doon rangé ci jamono ju ñu daan defaree kër mais yi est-ce que yëgoon na la nga fa doon def est-ce que yëg na ko. waaw waaw ñëw dama nga ne ci la wax ko. yónni naa ko juróom-ñaari ndaw yu bokkul ka ca njëkk taawu jëkkëram bi mu njëkk a tenj numéro 1 mu tudd As Khalifa Niass numéro 2 suñu mag bi mu njëkk a tenj yónni naa fa taawu mu jigéen muy Ndey Ami Assane Dem ñetteel ba yónni naa fa Mouhamed taawu Khalifa Alaaji Ibrahima te mooy denc taawam bu jigéen ñeenteel ba ma yónni fa sëñ bi loolu ma yónni fa pour yëg bi dama leen ne yëg na ko juróom-ñaari yoon bokk léegi sëñ waaw bi yëg na ko juróom-ñaari yoon sëñ bi ñas dama bëgg ñu waxtaan wax fa dëgg yàlla man dama apprécier sa waxtaan ak yow apprécier sa ouverture d'esprit loolu dafa yàgg yaakaar naa journaliste yëpp xàmmee nañ la ci actualité doo ko daw doo daw question loolu ñu ngi koy apprécier à sa juste valeur mais dama la koy ñaan dama ne la yëg na ko mais ñu waxtaan s'il vous plaît. réponse à cette question dama ne yëg na ko juróom-ñaari yoon mais yëgeewu ko ci sa gémmiñ lan moo indi problème bi te nga ne yow yaa ko takki woon déedéet lan moo tax préparé wul loo ko ci loolu moom personnellement laa yëg na wax ko parce que wax loona doomam ne keroog bi fi say jógee rek wax nañ ci kër gi ba ma ko ne mbaa xam nga ne fi nga nekk Sidy sama rakk ma la fa bàyyi moomu ko man maa moom kër gi benn titre foncier la ndax xam nga loolu waaw donc yëg na ko ci sama làmmiñ yëg na ko ci ki ma bokkal ndey ak baay yëg na ko ci samay doomi mag ba ci sëtam boo xam ne moom moo jur yaayam ba ngay toj tuile yi daa lay ndax yëg na ko tojuma tuile yi yow da ngay wax da ngay affirmer tojuma tuile te yow li nga wax ni ñëpp gis nañ ko lépp li nit ñi gis lan la non yow itam soo kenn ne Papa Ngagne waaw da ngay liggéey te jógee affirmation man soxloo ma toj tuile yëf yi sama kër la soxloo ma toj tuile da nga maa waroon a laaj ni mu demee ma expliquer ko mais boo jógee par ay maa ngi lay déglu waaw kay maa ngi lay déglu maanaam woo nañu ma ci Kaolack ne ma tey de tuuti ay am ndax maison bi nekk ci voisinage bi am na xale bu tuuti booro am ñetti at bu doon fo benn tuile daanoo ci kii bi bu doon xar bopp bi mu dee waaw man maa nekk civilement responsable kër boo ko moomee ko fa damm yaa koy jàng yaa koy fay responsabilité civile nga ci am man titre foncier bi suma tur la ne tur keneen new ci dégg nga ñu doon wax na tur maam Khalifa moo ci ne xamuñ titre foncier mi ngi nii wane naa ko publier naa ko façon ci internet man lu ma la ci wax rek publier naa preuve yi bu yàgg nee nañu Sidy Lamine maa jox wàllam génne naa ko signature mi ngi noonu mën nañ ko jox expert graphique bu leen neex wala képp ñi nga xam ne liggéey ak Sidy Lamine xam signature yi gis nañ ko xam nañ ko donc problème bi nekkul ci ne man mu toll ni man ma am 73 ans weesu naa fu may defee dara taxaw ma fan laa war a commencer waaw lépp loo xam ne war naa ko def pour yëgal soxla si ne ko demal ca sa néeg ya nga xam ne sa borom kër moo la ko bàyyee nga am fa ay doom sama néeg yaay bii nga jox ko Salma mi nga xam ne moo ko jur mu di ko fa jàngal alxuraan waxtu yëf yi du question wu néeg ak ñàkk néeg yëf yi du kër premièrement fen wu njëkk bi mooy ñoom Walfadjri rapporté nañ ne këru Sidy Lamine laa tooñ te Sidy Lamine amu fa kër mosu ko faa am bu ko neexoon am fa téeméeri kër mais mosu ko faa am mosu ko faa uta am néeg yooyu moo ko abaloon rek la fa am ñoom wax nañ ko bi nañu dellu
ci bi nga xamee ne mais si Lamine fi door a jógee moom la fa soxnaam nekkoon bi ñuy moom la fa soxnaam woon. non xam nga loolu yow yaa koy du wax. man rek maa ko wax defal sa enquête nga dem ñeseen xam nga biir famille yi lépp la ñuy xam ñun biñ ko gisee mu ne dafay tëñ sax daf ñoo jaaxal parce que wóor nañu ne gannaaw ba mu nekkee soxnaam durant lu jógee 25 ans 10 ans yu mujj yi dematu fa daf ko bàyyi te loolu ci xeetu passé la bokk jigéen boo ko bàyyee fréquenté too ko pendant 10 ans nekkatul jabar loolu passé de facto la. waxtu bi nga ko def wax guddi lan moo tax waxtu bu lu tax nga parce que guddi laa fa yegg si ci sama kër laa ñëw yow da nga jàpp ne dama jógee fi dem ca kër ga li déedéet. non jàpp ma dama yaakaar ni dafa am lu ci nekk. moo tax parce que loo xam ni sa kër la. pourquoi bëccëgu ndara kam xamuloo pourquoi pas bëccëgu waaye dégg non c'est-à-dire su ma lay laaj aussi il faut nga comprendre. du sëriñ xam naa ni sa kër la bâtiment bi jàkkaarloog moom. sa kër la pourquoi waa pas déglu rek pourquoi pas bâtiment dama lay joxe information. boo xam ne boo ko amee dina la noppal. merci allez-y. am na bâtiment bu jàkkaarloog moom. boo xam ne fii ñaari néeg la boo xam ne juróom benn néeg la guddi laa wàcce kii bi laa wàcce tiwil yi defaraat ko ba mu baax ba mu beesaat pour ma jël xalifa bi bu bees bi def ko fa abal ko man kër ga sax ma fa dëkkul maa ko moom mais dëkkuma fa dama ko able ay néeg ci ay mbokk yu soxla dëkkuma fa maa ngi ñaar fukki kër ci kaw la. mais xanaa booy ablee mën a abal koo xam ni au moins sa ñaari mag denc nañ ko. dama able sama néegu yaay. non dama ni sooy able bay able xanaa nga able koo xam ni sa ñaari mag denc nañ ko. Paam Ngañ dafa am loo xam ne xamuloo sama ñaari mag dencuñ ko sama benn mag moo ko denc ak sama benn rak mais Salma mi ma bokkal ndey ak baay mu bokk ak si Lamine ndey ak baay gannaaw moom moo ci gën a yell ndax moom dafay jàng alxuraan te suñu yaay daf daan jàng alxuraan. Salma dafay jógee France ñëw dëkk si ka foofu kaw la. dafa jógee laa rek fii la dëkk dama ne ndax day jógee France ga mu dëkk ñu xam ko. est-ce que xam nga ne bi may est-ce que dafay ñëw dëkk si kaw la foofu ci néeg ba may dem kër ga dama ak moom ñoo ànd. waaw loolu gis nañ ko ci image. dama ne dëkkatul France léegi dafay dem rek di ñëw mais dëkkatu fa fii la siège léegi bu dee xamuloo. non dama ni ndax dafay dem dëkk kaw la foofu lay dem dëkk foofu lay dem toog waaw mais waxtu bi moo waxtu wi dama ne la guddi dañ maa oo guddi mu ñëw guddi def li may def ci guddi gi dellu ci guddi gi léegi nag laaj ma lu tax ma dem Kaolack ci guddi ak lu tax dégguma Kaolack bëccëg ak lu tax jógewuma Kaolack bëccëg loolu nga ma bëgg a laaj. c'est superflu ça. waaw wax ma ko. déet dama la ko wax parce que loolu jëriñu kenn dara. nit ki c'est pas superflu. yow bëgg a wax ne mën na superficiel. yow da nga bëgg a wax ne nit ñi kon bëccëg rek lañu war a dem seen kër. non waxuma loolu de. man kër gi sama kër waxuma loolu de. dama ne sëriñ bi la nga fa def yow. dama ne la nga fa def. loolu dama ne boo defoon tey enquête ñu ne la tiwil yii fi nekk itam teggewoonu ko guddi defar ko loolu du lu bees. d'accord njëkkuma koo def tey. yow li nga bëgg ne nuitamment amul ci kër jàmbur sëriñ bi sa kër amuloo heure boo fa war a dem yow sa kër am na heure boo xam ne mënoo faa dem. am na fa liggéey boo xam ne moom waxumul liggéey déedéet loolu man am na loo xam ne moom bu ma ko fay def kan mooy apprécier loolu laa ko fay def déedéet yow mais non yow xëy na génn kër nga yor man maa ngi téeméeri kër macha allah. d'accord jërëjëf. waaye kon nag lu ma ciy def maa ngi xool heure ba ji nga Paam Ngañ mënoo fexe ba yow nga ne kii décidé ban heure laay dugg sama kër wala lu ma foog a def ban heure laa ko fay def loolu personne weesu na la seetal na yow nag boo ñëwoon fekk ay tiwil yu daanu ba nit xaw cee dee ndax da nga bàyyi tiwil yooyu di ko nit di daanu wala mu daanu sax ci kaw ña fa ne ñooña dee yow da nga baaroon na jërëjëf bi nga sowee soxna si ndax boo bàyyee noonu tiwli daanu ci kawam dafay dee te baa dañu ne am na ñes defarul kër gi ba kër gi daanu. d'accord yow woy Youssou Ndour boobu jël ko pour yow. loo mën a def ñu wax. waaw sëñ bi Niass. lan moo tax defoo ko bi Sidi Lamine di dund. parce que Sidi Lamine dama ko abal à vie usufruit à vie dama ko abal mu di ko jëriñoo di fa remplacer sama yaay di fa jàng alxuraan ndax doomam la ba mooyu ji boroomam. jàppoon naa sax ne fi laa koy bàyyi te kon bu ma demoon bàyyi ko fi moo ci nekk giiru dundam bu ma dee kon bu boobaa lay door a wax ak samay ndono voilà. yow mën nga ko abal à vie mais mënuloo ko abal ku ko tenc. waaw loolu noonu yow yaa may wax li may def. non damay laaj rek sëñ bi ñaar itam nag déedéet xam nga loolu boo ko waxee même par rapport ak ñi lay seetaan da ngay soof yooyu itam bul soofal sa bopp yow mën nga ko amal à vie waay bu dee neexuma nag. dama ne moom ñàkkul nga tontu ma neexuma rek. non déglu mais dama tontu ma neexuma. yow dafa am ñeent dama ne déedéet yaa may wax léegi yaa may laaj li may laaj li may tontu yow perdal nga yow melo woon ni te beaucoup plus logique xëy na avec l'âge dama ne lu tax defoo nangam
ci koo xam ne sañ na koo def loolu kenn du ko wax mag ci ñàkk fayda la bokk. dama ni soxna si am numéro 1 am na fu mu dëkk, numéro 2 man ni naa ko seetal kër gu la neex ci Kaolack ma jënd may la, mu ne bëggul. xanaa ma takk ko te xanaa wax dëgg yàlla liñ deele ci loolu la wax. waaw absolument. maa ngi jël témoin ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci dëju Sidi Lamine dafa ma téléphoné ne dégg naa sa uute bi ak xale yi man sa ndigal laa nekk, boo ma waxee ma toog boo ma waxee demal ma dem ma ne ko demal mu dem mu bàyyi leen fa dem, ñoom xam nañ ko. dafa foogoon ne man dama koy takk ma ne ko nag yàlla tere li dee doy na. yaa ngi koy gaafal. déedéet gaafalu ma ko. déet waaye ma ne sama mag ak sama rak. yaa ngi koy gaafal dama ne. mais nangul ne yaa ngi koy gaafal aussi. waaye da nga may dóor wala lan. dóoruma la mais yaa may bëgg a dóor aussi sëñ bi Niass. dafa ndànk nag. bul dépassé sa place. ok. del laaj rek may. d'accord baal ma. dama ne. yow ku tee ñi sa mag ak sa rak am gaaf. waaw man. tubaab nañ y a jamais 203. dama bëgg ma nekk 3e bi loolu nga ma yéene daal. da nga ba nekk le 3e défunt. waaw d'accord loolu nga bëgg. léegi sëñ bi Niass. nangul ne yaa ngi koy gaafal. dama ne du yow loolu du sawar la yow laajteel ci yëf yi nit ñi nga ma leen a éclairer. man li ma xalaat ak li ma bëgg ak li ma sañ a def loolu boo ko ci boolee Pam Ngañ. bul di dépasser sa bopp. yonent bi nee na. d'accord rahimallahu mra'an arafa qadrahu fa waqafa duunahu. xamal fi laajkat di yem nga yem fa. li bu tax defuma droite wala tax defuma gauche wala tax takkuma. wala loolu du sa wàll. maa ngi lay déglu ci li ci des. sëñ bi Niass li nga ni du suma wàll. d'accord wax dëgg yàlla. waaw sama yoon nekku ci. nga takk ak nga tekki. ma ne waxuma ko man waxuma ne xam nga lan mooy gaafal nit nga ne diw de kum sëyal mu dee waaye dama ne ci sëy ak sama mag mu dee mu sëy ak sama rakk mu dee man de foofu du ma fa jaar xanaa sañ naa loolu sañ moo ko. d'accord sëñ bi Niass ci biir wax ji rek. da nga ci dëggal ni dafa sëy ak sa rakk ba sa rakk dee. mu dee rek dee na. waaw loolu laay wax nii. donc sëy bi kon am na ci kon waaye dama ne ma ne dee na man de personnellement. jàpp naa ne du jabaram waa ña seen jàpp nañ ne du jabaram mais loolu su fekkee ne njabootu Sidi Lamine nangu nañ ne jabaram ne tënj nañ ko. nañ ko au Dakar sédd ko ci këri Sidi Lamine yi moom elle est sans enfant xam nga wax nañ ne sax damaa faa génne ay jirim benn jirim ne fa moom wasunu fa sax nenu ganaar dara la fa wasunul ca kër ci Sidi Lamine rien du tout. yooyu yëpp ay waxi kii la rek pour amati l'opinion ndeysaan Sidi Lamine mooy magam dafa dem génn jawar ji génn orphelin c'est pas vrai. il n'a pas d'enfant. waaw sëñ bi. ak Sidi Lamine. waaw léegi elle a des filles. waaw avec mon grand frère. dafa am loo may reprocher. man aussi mën naa la ko delloo parce que ci sa biir wax dama ciy gis ay propos yoo xam ni dafay xaw a doy waar nga jëmale ma ko. xam nga yow non xaaral papa nekkatoo fi mu nekk nii Pam Ngañ. waaw nekkatoo ci faram fàcce. non faram fàcce baatu soose la. waaw d'accord boo xam ne li mu firi mooy leeral. yow nekkatoo ci leeral yow da nga nekk ci xas nit man ki jàkkaarloo yow. yow ki nga invité. da nga fi ñëw di ko xas lu tax nga def nii tax nga def ko guddi tax defoo ko bëccëg tax defoo ko 4 heures du matin tax defoo 4 heures du soir mais loolu. sëñ bi Niass loolu bu doon la kon école journaliste yi dañuy tëj. waa dégg sëñ bi Niass nga baal ma. xam nga man dama lay laaj bu bon amul tontu bu bon a am loolu war nga ko mën a xam laajuma la fi benn laaj yi ma la laaj yëpp yaa ngi ma ciy tontu. kon daal man mii tontu daal man maay génne lu bon. non waxuma loolu. damay tontu. laaj bu bon amul. déedéet waaye boo nee tontu man dama lay jël au mot rek. non su fekkee ne loolu la. laaj bu bon tontu bu bon ma am kon man lu bon rek laay mën a génn ci yow loolu nga séntu yow loo wax rek lu baax la man loo wax rek lu bon la. sëñ bi Niass ñu avancé s'il vous plaît. d'accord fi ñuy avancé mooy Sidi Lamine Niass làqu na. yal na ko yàlla xareel àjjana bi mu làqoo ba léegi coow yu bëri ci biir demam ak yooyu yëpp dañ la ciy dégg naam yéen a bokk ndey ak baay ndax loolu lu ñu mënoon peut-être umpul kenn seen diggante nu mu meloon avant muy làqu. umpul kenn ni seen diggante neexul woon ñëpp xam nañ ko alors li nga xam ni moom lañ bëgg a xam moom mooy ndax tey amul woon benn taxawaay boo xam ni ci demam mën nañ ko gis ci groupe bi wala ci njabootam mu war a nekk sa taxawaay. sëriñ bi waaw yow. prestation bi ngay def. mooy bi gën a bon. ci kaw suuf. man samay dooma la mag fuuf. moom man laa jur ay yooni yoon. am 73 ans. nga jàkkaarloo moom ku jàkkaar ak sa doom. di ko waas. naan ko ndax def nga nangam ak
tax defoo nangam. loolu sax bu doon am lu ci sa yoon. sa yoon. léegi dama ne Sidi Lamine kenn la bokkal léegi bàyyi mooy man. léegi tontu nga ma lu ci sa yoon jeex na. waaw lu ci sa yoon. waaw léegi jeex na. xam nga loolu jafewul. d'accord ok jàllal. voilà alors li ma bëgg aussi moom mooy ñu leeral ko. parce que bu ñuy waxtaan xam nga ni opinion publique bi am na solo aussi. daf ci am ay mbir yoo xam ni dafa dem ci place publique bi. mooy sa ay wax yoo xam ni jëm na ci place publique bi nga xam ne Sidi Lamine gaañu na wax nga ni am na beneen doom boo xam ni mi ngi fi muy Khalifa mooy kim la tudde loolu ñëpp dégg nañ ko léegi li ma bëgg a xam ba tey moom mooy lan mooy avenir u famille bi ci sa taxawaay loolu rek laa bëgg a xam sëñ bi loolu li may wax ni li ma lay laaj nii mi ngi ci place publique bi man defuma lu dul jox la occasion nga leeralal ma ko ci ban famille non ci famille bi nekk benn wax nga doom fële ñeneen ñi ngi fi mais nga wax li lan nga ci war a mën a taxaw est-ce que lan nga ci def nga ne jéego bii nga ci def lii nga ci def ñu xam ko waaw sama diggante ak samay doom daal su fekkee ne ku Sidi Lamine jur maa la jur kooku du ma ko wax ci sa plateau loolu du lu ñuy faram-fàcce da nga naan dootoo ko faram-fàcce dama ne loolu du lu ñuy faram-fàcce du nekk lu ñuy faram-fàcce man ak samay doom waaw yow ak say doomu frère du lu ñuy faram-fàcce sa da nga ci bëggatu la wax déet du question ñu dama ne du lu ñuy faram-fàcce waxi biir néeg la doo waxi biti néeg mais da nga bëgg ma naan la Sidi Lamine mi ngi takk yaayu xale boobu at sàngam déw di ñoo ko fekke loolu nga bëgg ma wax la mais xam nga ni yoon am na ci nga ne xam nga ni li xew Kaolack nii yoon wax nañ ni yoon am na ci dégg nañ ko waaw maanaam ku mel Cheikh Niass nee na yoon mbir mi dem na ci yoon waaw day Cheikh Niass moom ay waxam duñ ko dóor a xale sama doom la nag maa ko jur du ma fi nekk di ko xas mais bëgg naa yàlla may ko mu gën a yemb yal na ko yàlla def mu gën a yemb takk jabar mën a yilif jabar bala moo yilif jabar bu baayam mu yilif jabar yi boppam loolu laa ko souhaité waaw maa ngi koy ñaan mu seet jigéen ju mu bëgg mu takk ko mën a xam lan mooy njureel lan mooy yilif jabar lan mooy yor kër waaw loolu xam nga li ngay wax nii lu moral la waaw lu ma koy ñaan xam nga li ngay wax nii lu moral la loo koy ñaanal la loo koy yéene la waaw li immoral li ma la laaj waaye li yow yaay le juge dafa dem ci yoon dama ne est-ce que tu es le juge de la moralité Pape Ngagne yemaleel sa bopp doo taxaw ak sama ru baay naan ko lu moral ak lu moralul loolu c'est une insulte publique bul sonal sa bopp leçon de morale la laa wax non doo leçon de morale boo koy jox loolu laa la wax moralité yooyu tam sëñ bi Niass dama ne defal ndànk rek non waaw d'accord xanaa dama ne d'accord leçon de moralité ma ne sama doom la ok maa ngi koy ñaanal yàlla mu gën a yemb ji nga démb dafa dem Kaolack ñëw ànd ak ay menuisier yéegal leen ci kaw indi leen ay bant pour ñu indi leen pour ñu yéeg tegaat li ci kaw huissier yi ñëw ne ko fii kër jàmbur la lii violation de domicile la mu ne ña fa nekk bu leen tontu huissier bi bu leen jël këyitam waaye loola comme ma nga ca tribunalu Kaolack nañ ko fa bàyyi buñ juger à la place des juges moom loolu la def waaw nañ bàyyi loolu ba mu am nañ bàyyi loolu ba mu am buñ toogee bañ ne borom titre foncier ku fa dara amul moo ko fay génne ci néeg yooyu nga xam ne néegu yaayam la moom na toppatoo néegu yaayam te bañ a topp sama néegu yaay sama yaay du yaayam bala moo topp sama néegu yaay na toppatoo néegu yaayam moom ok d'accord avenir u Walfadjri waxoon nga ci fan nga ci toll ak ban yéene nga ci am groupe bi non du ma ci wax dara parce que Walfadjri société la Sidi Lamine waxoon nga bor yu mu am waaye dama ne la ma ca waxoon amoo dara lu ma ci teg moo ma ca waxoon rek foofu laa ci yem amul benn taxawaay boo ci def boo xam ni lépp loo xam ne war naa ko cee def te mu war ma tañ may ñu def ma def ko rek dinaa ko def soo nee may ma dafa mel ni dafa am lu ciy ñuul dafa am ñu ciy def ay gàllankoor déedéet xam nga itam mënuloo jël actualité def ko ay imaginaire ay roman yëf yi du roman lu xew rek lu jot rek danañ lu defu waxu dara defoogul wolof boog bu dee dégg nga wolof lu defu waxu kon dara defoogul kon dara waxoogul li tax dara defoogul mooy li héritage bi nekk ci yoon parce que barki démb rek moom Cheikh moomu jot na convocation pour uji tribunal te kii nga xam ne moom moo waral loolu mooy magam Khalifa loolu tribunal atteegu ko danaa nekk fii di ci wax d'accord mais lii laa bëggoon dégg sëñ bi Niass dégg nga ko waaw dégg nga ko xam nga lii tam am na solo nga wax ma dégg nga ko voilà beneen bi ci des muy ñu bàyyi wax jooju ñu xaw a dugg tuuti ci wàllu politique bi nga xam ne ba tey dañ ciy des sax bi nga xamee ni Sidi Lamine làqu na
Abdoulaye Wade ñëw na jaale si la ni ko président de la République Macky Sall defee ni ko kilifa yu bari defee. ci loolu dafa am lu ci amoon. yow rek yaa fa ñëwul jaale si. non d'accord. te pourtant Sidi Lamine moo la yoroon. waaw sëñ bi moo la lancé moo la defar léegi baal ma may gale si. d'accord. Abdoulaye Wade ñëw na fa bi mu fa ñëwee am na coow bu fa amoon parce que nee nga dafa parce que boo bëggee émission bi neex aussi boo ko bëggee defee nii nga koy defee nii da nga koy yàq. xam nga ñu ngi jëm ci ay questions yoo xam ne mën nga ci leeral nit ñi. mu amal la njëriñ. mais soo ma bëggee tugg ci ay. jaale si xam nga yooyu loolu bu nekk sama baay bu ma yedd rek. voilà non jëm non mais loolu rek laay bañ. waaw mais du ma la yedd kon demal. voilà demal. alors nga wax fa benn déclaration. déclaration bi Abdoulaye Wade weddi ko. ba def ci communiqué. Abdoulaye Wade weddiwul dara. Abdoulaye Wade weddiwul ni waxu la ni dafay soutenir Macky Sall. déedéet man waxuma dafay soutenir Macky Sall. lan nga waxoon. li ma waxoon génne kon sa technicien yi nañ ko génne. non dama lay laaj sëñ bi Niass. dama waxtaan ak Abdoulaye Wade. ma wax ko li ma wax. te bu ma ko répété mooy rek am na wàññi bu bees soo yor a tàmbali. te bu tàmbalee fekki semaine ay weer yëf yi dana doxee loo xam ne. lu bari loo bëggoon di ci sonn dafay ñëwal boppam. ba ñu waxee ba pare mu def ci man éloge yu mag yi mu def ci man. ma ne ko léegi man ak yow nañ dugg ci biir donte le waxuñ dara sax bu ñu génnee loolu dina créer benn rumeur ñu dugg ca biir waa PDS yi fa nekkoon dafa leen ne toog leen bu leen dugg man ak moom rek Omar Sarr a ngi toog ñoom ñëpp ñu ngi fa woon. waaw lu tax ba Ablaye Wade duggee ak man lu tax ñoom waxu leen ne ñëw leen ak moom te sax ñoom rek ñoo nekkoon ci salle ba bu dul journaliste yi ba ñuy dugg nanguwul ñu dugg. est-ce que loolu ça veut dire yow yaa ko sollicité wala Wade moo ko sollicité pour ngeen maa ko sollicité mu accepté ko. kon nag moom su fekkee ne accepté na loolu xëy na au moins am na par respect aussi ñoom mënuñu leen topp yow mënoo sollicité pour gis ko tête à tête ñoom ñu ciy topp aussi. non waaye dama ne d'accord waaye moom mënoon na ne du ma wax loo xam ne ñii fekkee wuñ ko. donc man la ma wax Ablaye Wade weddi ko te man mosumaa sosal kenn nag sëriñ bi ba fii ma toog mosumaa wax ñu weddi ko. ñoom benn feuille moo ñëw ci internet ñu jël ko teg ci seen tur teg ko waaye ba ma leen ne lu tax Ablaye Wade ba muy wax ak yéen man fekkewu leen ko te mu génne rendre leen compte kon nag Ablaye Wade sama diggante ak moom moo jiitu PDS ndax ñoo ànd sos ko wax naa ko ci toogaayam moo jiitu PDS te mooy mujj PDS Ablaye Wade amul parti boo xam ne duul mën naa nekk président ba sama bos ak bu Macky Sall ak bu keneen a ci yem. d'accord léegi mën naa la ñaan dara. dafa am waxtaan boo xam ne dama bëgg ñu seq ko. yaa ay analyse yu baax. mais da nga jiital lu la xaw a naqari lu la xaw a merloo. ndax mën nga ko dindi rek ñu mën avancer ma mën a am analyse yi mu nekk analyse yu baax. s'il vous plaît dindi naa ko voilà merci dindi naa ko Pam Ngagne. voilà dindi nga ko merci beaucoup. parce que soo ko deful rek da nga koy tontoo te boo ko tontoo bu la neexee sax nga def publicité naan café naan ndox ñu continuer. d'accord merci beaucoup waaye lenn daal mooy ligne rouge. man daal mënumaa non jërëjëf mais c'est bon wax nga ko bul dugaat ci loolu mooy ligne rouge bul dugaat ci loolu. waaw léegi bul dugaat ci léegi li ma bëgg ñu taxaw ci mooy. discours bi nga xam ni waa PDS yi weddi nañ ko. ndax ni élection yi demee daf la jox dëgg wala joxu la dëgg Ablaye Wade bokk ci PDS bokkuñu ci ndax jox na la dëgg. su fekkee ne yow da nga nekk observateur politique. te nga dégg li Alpha Condé wax. waaw ca Guinée. kon nga xam ne wax naa dëgg. te mënu maa ñàkk a wax dëgg ndax man du ma wax lu ma xamul te man ma xamee 101 rek laay wax 99 dama koy denc. kon deal am na ci diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade. loolu waxi Alpha Condé la chef d'état de Guinée la te Macky weddiwu ko Abdoulaye Wade weddiwu ko qui ne dit rien consent. donc dafay joxe dëgg nii li nga waxoon ni Abdoulaye Wade dafay jàppale Macky Sall. waaw jàppale yin nag bari na. jàppale yin bari na. ndax mën nañ xam à quelle fin jàppale boobu. xam nga Macky Sall rek moo mën a dindi gàllankoor yi gàllankoor Karim keneen mënu ko feek juróomi at keneen mënu ko. d'accord war na caa bokk te Ablaye Wade principal combat am mooy Karim. kon xanaa am na motivation. benn ngo. donc te loolu. te Ablaye Wade ci boppam soxla nañu réhabiliter ko d'une certaine manière ndax sa place d'ancien chef d'État joxuñ ko kon nañ ko war a joxe. loolu moo indi jafe-jafe yi ñuy dégg ci wàllu finance
financière am jafe-jafe yi ñuy ndax non yaakaar nga wàllu ni finance Ablaye Wade du ñàkk jamais moom wax na keroog ne moom xam na ni ñu amee xaalis wax na ne man xam naa ni ñu amee xaalis Ablaye Wade xam na ne bu ko neexoon tey am na ñoo xam ne bu téléphoné wala ñu yónnee fa au moins fukki nit yoo xam ne ku ci ne na koy yónnee maître Amadou Sall moo wax ku ne dina ko yónnee maître Amadou milliard Sall moo ko wax que ni mi ngi dund ay difficulté ci wàllu xaalis waaw moo tax mu mënul eggale këram gi waxi Amadou Sall ci Ablaye Wade la ko motiver xawma ko ndax moom digganteem ak Ablaye Wade relation politique la man sama diggante ak Ablaye Wade relation personnelle la waaw relation personnelle yooyu ndax maanaam daan nañu toog lii ma lay wax ñu nekkoon aide de camp ñu ko jege xam daan nañu nekk ci avion par exemple mu toog bouton chemise am sauté mu ne oo leen ma Ameth Niass ma ñëw mu ne ma yow xam naa ne ko farlu nga am nga pusogo ñëw mu ne kaay nga ñawal ma sama bouton bii te loolu du ko def loo Amadou Sall Amadou Sall ku baax la ku maandu la avocat bu garaaw la sax waaye wax dëgg yàlla nature relation yi moo dul benn te ba may ànd ak Ablaye Wade moom xëy na bu juddoo it feragul waaw ndax xamal ne sama diggante ak Ablaye Wade situation financière yi dama ne Ablaye Wade du jooy xaalis mukk ndax lu mu bon man tey Ablaye Wade bu bëggee fu mu dëkk ma génn sama kër jox ko wala ma jox ko sama beneen kër kon mën naa leen du ñàkk xaalis bu soxlaa xaalis bu yónnee ci man lu ma am xam damay jaay moo xam damay waaye dinaa ko indil xaalis ndax jaral na ma ko te jar na ko. waaw mais li ngay dégg ñu naan ma nga hôtel teeru bi génn na fa dem na këram ci Mermoz ci li ma lii. loolu lu yàggul la. oui d'accord mais dem na fa rek ñëpp danañ jaar ci hôtel door dem seen kër c'est rien du tout ça. faut pas faire d'une actualité quelque chose de tout à fait banal et bénin. d'accord gis nañu ni itam ku complexe nga sëñ bi Niass wax dëgg yàlla loolu dinañ ci ñëwaat. non li indi complexe bi danaa ko expliquer. dinañ la gis ci wàllu cëriñ nga taxaw ci lool mais dinañ la gis itam parfois ñu gis benn série boo xam mi ngi daw ci télévision bi ay kilifa ñu jàpp ay kilifa diine lañ jóg pour ŋàññi loolu nga jóg pour défendre ko yooyu nga xam ne dañ koy faral di gis itam nga koy doxale lan moo koy sabab ñaare. xam nga da nga waxoon léegi nañ génn ci invective. waaw non li ba tey nekkuñ ci invective sëñ bi Niass itam defar nànk nag waaw maa jàngi woon. waaw nànk maa jàngi woon boo jàkkaarloo nit di ko da nga am complexe. non waxuma complexe. non nit ku complexe laa itam waxuma la non complexe te mooy 3 casquettes yi. bul ma waxuma la loolu 3 casquettes yi moo indi complexité bi. kon doo wax nit ku complexe. non kon boo koy formé da nga ni nit ku complexé. quelqu'un qui a un complexe et quelqu'un qui est complexe ça fait 2 choses. non waxuma complexe bi ngay wax. d'accord nit ku complexe. mooy mu koo xam ni dafa sophistiqué nga ci jublu. allez-y sophistiqué ci France. d'accord allez-y tontu ma ci loolu. d'accord léegi demal. mooy question bi rek ci film boobu ni nga ko défendre quoi maîtresse d'un homme marié la xaw ma. sëriñ bi waaw man dama wax ne. diine ji ci Sénégal ci juróom-ñaari sant lañ koy jëlee ñoo yore marque déposée bi ci laa bokk. Guèye bokku ci Samb bokku ci Cissé bokku ci Mbay bokku ci dama wax ñooñu parce que ñu samay kal lañu. donc. mais nitu yàlla yi Guèye mën na cee bokk. waaw Samb mën na cee bokk. nitu yàlla yi. moom lañ tudd Guèye mën na cee bokk Samb mën na cee bokk Njaay mën na cee bokk. mooy set yi léegi nag pour nga bañ ma kal fi ma jëm. ki nga xam ne boobu moom moo ne moom mooy légiférer lan moo àndul ak l'islam bëgg a jël kaaw ay wax yoo xam ne wax yu fictif la yoo xam ne dafa jëm ci nit ñi pour ñu xàmmee lu baax ak lu bon maanaam en réalité loolu nekk ci homme marié waaraate la xeet la ci waaraate yi te alxuraan mi ngi koy wax ci jabaru jàmbur boo xam ne mooy jabaru Firawna mu naan yonent yàlla Yuusufa xiita la ko ñëwal affaire baa ngi jox naa la ko te loolu mooy méngoo a wax ja xam ne ñu leen moom lañ wax su fekkee ne léegi dañoo ñaawal loo xam ne alxuraan daf ko wax kon lan mooy rafetati kan moo gën a rafet yàlla gisin wala mu gën koo rafet waxin ba mën a wax loo xam ne yàlla wax na ko mu ñaawlu ko. léegi ci éducation dafa rafet pour yow ci njàngale dafa rafet pour yow. ci njàngale lépp lu yàlla jàngale ci alxuraan lu ñu war a jàngalewaat la. ba ci njaalo.
lu yàlla jàngale ci alquran rek. ba ci ja ba ci lépp rek ba ci njaalo. ba ci lépp rek lépp loo xam ne yàlla daf koo jàngale ci alquran war nañ koo jàngalee nam ko jàngalee ñun waruñoo corriger yàlla waruñoo corriger yonent bi dañuy soumettre ci li ñu wax. non li ma gis nga défendre ko ba léegi nga ko ni di ko défendre man pour man contraire bi la waroon a nekk. alquran la muy wax ndaw si jabari jàmbur la te ci biir palais bi la mu ne waxal la xati la waaba mu tëj lu bunt yi wa qaalat hiita laka mu ne ko ayca nag jox naa la sama bopp dégg nga même bu dee teg na ca qaala maada allahi mu ne yàlla tere ba ñu xuloo ba xeex ba xotti mbubb am ca firawna bi yëg ko mu ñu ne ko atteel affaire bi mu ne su fekkee ne mbub ma ca kanam la xottee ko waajee tooñ bu dee nag ca gannaaw la xottee ko ndaw see tooñ ndax da doon ndaw muy xëcc mbub mi te noonu la demee. d'accord donc ba ci loolu yow da nga koy apprécier bu ñu koy def ci film mu dugg ci salon yi ñëpp di ko seetaan. ñëpp dañuy déglu alxuraan xam nga alxuraan beneen affaire la ci nga tey mën ngay ñaan nga dégg ñu nit ne ëllëti ahsanat farjaha mooy cëru jigéen ba doon ci olof du ma wax lu mu tudd waaye bu ma waxee ell gars yi nañ ko mën a yeggale mooy cër boobu tàmbalee ell ci olof waaw mi ngi ci alxuraan mu ne ndaw sa nga xam dafa sàmm ellam mais nii dañ koy dégg sàmm ellam ñu ne amiin te li ñuy amiin mooy li tàmbalee ell waaye ñi nga xam ne nag ñoom non mais ak sàmm gi aussi ak sàmm gi. waaw dama ne waaw sàmm gi lañ wax d'accord mais li ma ci bëgg a wax baat bi yàlla daf cee jaar te tey bu ma ci jaaroon léegi gars yi ne kii moo ñaaw làmmiñ kon alxuraan am na beneen dimension bu muy waxee dimension boobu muy waxee ñun xam nañ ko ñun waxuñu ne na kenn ku nekk def lu ko neex waaye wax ne lépp loo xam ne alxuraan wax na ko ñun mënuñ koo ñaawlu lépp loo xam ne dafa nekk objet ay alxuraan bu leer ñun mënuñu koo ñaawlu xam nga tey bu ma indi woon fii teg fii butéelu sàngara bu mën a doon di ko naan nit ñi dañ koy ñaawlu te su fekkee dañoo nekkoon ci réewu chrétien toujours da ngay si film gaa yi teg seen i butéel di naan te kenn du ko ñaawlu lu tax parce que la ñu ronu ba ñuy def loolu ñooñu la leen ronu ak li ñu ronu du benn waaw kon nag ñun sañu ñoo mais xam nga ko booy li nga wax nii de pourtant c'est-à-dire la leen ronu ak ñun li ñu ronu may naa la dëgg soxla nga ko fi ne ndax nga mën a voilà parce que dama laa woon ne la sa bàyyi laa wëndeel la voilà léegi nag taaj naa la merci beaucoup jërëjëf ñun ñëwaat ci wàllu politique comme loolu d'accord nañu ci ñi ngi jëm ci benn mode fast track ak le président Macky Sall ndax c'est le moment yow ci sa gis-gis en tant qu'observateur et puis en tant que aussi politique ndax gis nga ni modèle bu mën a jur dara la. absolument xam nga Barack Obama ba mu yëkkatee dafa ne yes we can waaw mën naa nekk ci Afrique fii mais ci moom dina yomb de ci Amérique stop d'accord fii ci Afrique Kagame def ko dëggal ma ba may wax ne réew ci juróomi at lañ koy développé et non pas ci juróom-ñaar fukki at mu def ko ñëpp jàkkaarloog moom dëkku neegar set wecc mënoo forbanti bale ci mbedd mi lépp aw yoon taax yi kii te réew mu enclavé la boole ca keroog ba Macky gisoo la bopp bi métti mu xam ne lu Kagame mën moo ko dàq mu meram mi xam ne 5 ans yi war na cee def lu raw la Kagame def ko Rwanda. ok mais defu ko ci 7 ans de est-ce que dina yomb ci 5 ans. man de. defu ko ci 7 ans ndax dina yomb ci 5 ans 7 ans yi ku honnête xam nga ne def na fi dara. non c'est-à-dire li mu wax ni ci fast track bi lan moo ko indi li lay won ni defu ko kay mooy loolu bu ko defoon du ko waxaat. mais yow ba ngay door a tàmbali sa 5 ans yu njëkk. waaw say faram-fàcce bu ñu ko tegoon léegi sëñ bi sa faram-fàcce yu njëkk léegi sëñ bi bu ñu ko tegoon léegi rek da ngay rus. léegi sëñ bi ñas bul delloo kii bi bul indiwaat coow boobu. maa ngi ñu ngi avancé boobu léegi dama ne la non
non xoolal waaw dama ne gën ngaa mën faram-fàccee wala déet. léegi bul d'accord bul défendre Macky Sall ba tax nga may xas. déedéet xasuma la. ah xakay. dama ne la. voilà défendre ko rek mais bu ma ci xas yi. d'accord voilà ni ma koy défendre du ma ci xas dama ne la Pape Ngagne. tey nga gën a mën faram-fàccee. Macky lu mënoon rek tey la ko gën a mën. xanaa boobu doo ci mer. d'accord doo ci mer. non du ma ci mer papa. d'accord d'accord ok léegi ci modèle bi. est-ce que jar na jële fi premier ministre. premier ministre waru fi woon a am. déet waay. am biñ ko am sax dafa jalgati constitution. parce que ñun biñ jógee ci système colonial. nga xam ne gouverneur moo ñu doon gérer. ñu dem dañu gën jël régime bi nga xam ne jàpp nañu moo gën a démocratique ci àddina mooy régime parlementaire. nga xam ne président bi chrysanthème rek lañ inauguré premier ministre mooy l'exécutif. soxlawul liggéeyu kenn pour signer décret def lu mu bëgg a def. Mamadou Dia tàmbali liggéey fi lu bari ci diir bu gaaw. HLM mi nga gis Diourbel Kaolack Tambacounda ak ba Kédougou moo ko fi def loolu mu jëloon boo ko continué woon kon réew mi meloon na ne ñu ñëw nag boom réew mi mu dem léegi Senghor bi mu gouverner ba mu yàgg mu wax ne léegi dañoo indi système présidentiel bi dañ koy garder muy tuddi ci élargi boobu amul ci droit constitutionnel du ma constitutionnalité te du ma usurper qualité boobu constitutionnaliste yaa ngi may dégg surtout ku ci mel ni Madior Fall ak ñeneen ñoo xam ne constitution yu mag la. mais donc lu fi indi réforme yi bu dee am foon kay dama ne kooku ça a été imposé foofu dañu forcer la main à la constitution pour que système présidentiel bi mën a am un premier ministre. mais ça ne devrait pas se faire bu dul loon émission bu gàtt la dinaa la wax les tenants et les aboutissants. maa lay déglu yëf yi mën nga jógee ci Jacques Foccart. moom la Houphouët-Boigny may ko alal ju bari ak i or ak i jama kooku di ñibbi ne ko bëggoon naa laa rendre service ma xamoon loo bëgg mu ne ko il faut enlever ce courton là te moom sax gënul courton que Senghor. Senghor la ci jublu ci la ñu waxee ña nekk ci rue Monsieur ñooy gérer mooy ministère de la coopération ñoo wax Senghor ne ko dañu bëgg y a trop de choses concentrées entre tes mains, tes poètes, tu n'as pas le temps de faire tes poèmes, on va te mettre un premier ministre. ñu defar ko ñoom seen bopp ñoo tànn Abdou Diouf gannaaw gi ci lañ dugal article 35 pour mën a remplacer Senghor te ñii duñ ko wateel. donc xam nga loolu ça relève du complot contre le peuple. léegi nag loolu complot indi loolu la Macky Sall bëgg dindi. te wax ko woon ci campagne bi amoon occasion bi. il n'est pas obligé. non mais amoon occasion non d'accord mais xam nga. parce que loolu itam dafay xaw a jege tuuti complot contre le peuple. non déedéet dama ne. dafa nànk rek gis nga. mbiri Macky Sall buy def campagne ji nga booy def étude am la ñuy wax exposé des motifs. waaye la exposé de motif bi bu dee mooy li nga def jarul ngay bind livre bi moom boobu dafa nekkoon ci phase su joxe les titres de ce qu'il doit faire léegi nag ma teg non dama lay tekkil xam naa ne yow doo politique mais man maa ngi pratique politique depuis 50 ans président li mu bëgg fi mu ne te waxul ak man waxuma ak moom de li mu bëgg fi mu ne nii mooy le ministre d'État secrétaire général mu délai ko ci ay pouvoir délégué ko ci ay pouvoir am lu ko neex mu en plein pouvoir pour gérer l'administration l'action. ndax loolu du fragiliser Assemblée nationale. sëriñ bi législation ak exécutif bokkuñu dara. pour que exécutif bi am doole premier ministre ci poste premier ministre ci ni mu demee ci régime présidentiel. mënul def dara parce que en réalité le premier ministre est un ministre sans portefeuille il n'a aucun portefeuille dégg nga léegi nag bu ko jëlee comme Jean Collin teg ko ci wetam. mais il a aucun portefeuille mais mën nañu wax ni il a tous les portefeuilles. non. ak ministre yëpp. non
du ma nettali secret mais bëri na ministre yoo xam ne premier ministre santan leen ñu bañ dem ci président ne ko premier nee na ma nangam mais du ma ko def. am na ñu yaakaar sax ne ministre d'État moo ëpp doole premier ministre ñi am ministre d'État ak portefeuille amoon na ci bii passé bul dindi bul tax ba bal bi du dugg ci bii bi am na lu ko tax a jóg mooy li président nar a defi ëllëg waxoon naa ne mooy la ma Abdou Diouf waxoon ne ma Jean Collin et moi nous sommes les deux doigts de la même main mais c'est toujours la même main yàlla wax nañu ci alxuraan ne man ataa rasula faqad ataa Allah ku nangul yonent bi rek nangul nga yàlla kon nag dana def ki mu ko neex tey mu nekk ministre d'État secrétaire général de la présidence dana ko délégué de large pouvoir mu mën a jox ndigal ministre yi te duñ sañ a bañ ñu di ko rendre compte te duñ sañ a bañ moom muy rendre compte son patron di jëlee ci seen patron nekk croix de transmission Jean Collin loolu la fi nekkee. am na différence bi ci entre secrétaire général bu présidence bi ak étant premier ministre dafa am différence ci rôle yi muy doon jouer. waaw est-ce que dafa am différence ci rôle yi. waaw dafa am différence bu mag nee naa la premier ministre. mënuloon lu bari. Ministre d'État secrétaire général lu président man te defloo ko rek mën na ko moom buy bind du ne man secrétaire général maa leen wax dafa leen ne le président de la République vous donne l'ordre de faire telle et telle et telle chose fa ñuy signer mën na def PO par délégation mën na koo ñàkk a def bu dee am na benn décret bu ko habilité mu signer au nom du président. d'accord léegi lan la mën a indi ci fast track bi. mooy yu sew yëpp nga xam ne dafay entravé xam nga sëriñ bi rëbbi cokkeer xam nga cokkeer mooy perdreau benn picc boo xam ne rëyul lool ak ki nga xam ne dafay rëbbi koobo nga xam ne dina peser 5 tonnes 5000 kilos kii genn wàll libre la même effort bi la ñuy def effort bi ngay def pour jàpp rey picc ak bi ngay def pour rey koobo wala ñay wala leneen noonu la mel mu bañ nag moo président de la république muy dem toujours di rëbbi ay picc mu bàyyee picc yi ak kooku di ko topp tool moom mu mën a def fast track bi gisuloo ni muy seete kan lay nommé directeur kan lay nommé ministre mais ministre yi duñ proposer DG moom mooy xal ban DG moo jeune dynamique mel nii mel naa ma jël ko teg ko fii parce que ndaw la du sonn du xiixat du kii nangam ma mën ko liggéeyloo par force parce que Macky Sall veut rentrer dans l'histoire. te yaakaar nga ni lan mooy rentrer dans l'histoire possibilité yi ëllëg sëtam mën a taxaw man sëtu Macky Sall man sama maam fal leen ma defal leen lu raw loolu ba fi bàyyul dara sëtam du mën a wax loolu tey jii sëtu Senghor moo lu taxaw ne maay sëtu Senghor def leen ma fi parce que sama maam moo fi def nangam. déet waay acca def na fi état yi aussi Senghor. def na non bul wax loolu yooyu itam sëñ bi Niass non sëñ bi Niass bul egg foofu nag mën ngaa wax lu baax ci Macky Sall mais bul wax leneen aussi ci Senghor. bul ma ni defu fi dara ba sëtam mënu ko tiitaroo Senghor xanaa sax war nga ko mën a tiitaroo ma ne Senghor n'était qu'un agent de la colonisation. waaw point loolu rek la woon. Senghor n'était qu'un agent de la colonisation et qui a toujours eu son passeport français et qui est toujours allé siéger à l'Académie française pour la langue française. kon da nga bëgg a jàpp ni moom def fi dara lu askanam mën a ci sama ko dama ne la man maa la gën a bokk ak Senghor. ba tey gi man bokkuma loolu yëpp. dama ne la waaw Anna Senghor ak Léopold Senghor ñoo bokk benn baay. surtout Anna Senghor moo jur sama doom. sama doom surtout Senghor direct la. kon nag jàllal. d'accord mais nangul ma ci li ma wax comme ni nga ma nangulee. li ma wax rek du ma la nangul ci Senghor dara mën naa la nangul ci Abdou Diouf mën naa la nangul ci Ablaye Wade mën naa la nangul ci Macky Sall mais pour man Senghor c'est le point zéro. d'accord bi nga déggee gouvernement bi ak composition bi gis nga ci ne ni mu ko waxee woon noonu la ko defee maanaam bëgg na affaire yi gaaw gis nga nomination yi gis nga ci loolu yow. xam nga gouvernement bi c'est pas un objectif. ah kay c'est un moyen c'est pas un objectif. gouvernement a ngi rek loolu taxul ñu fal Macky Sall gouvernement ngi ku nekk mën naa ne gouvernement ngi yow mën ngaa ne gouvernement ngi man mën naa ko donc affaire bi nekkul foofu mais les objectifs je crois que Macky a un gouvernement
avec lequel objectif yi ñoo koy dérouler. avec lequel gouvernement bi ñoo koy gérer avec objectif lequel yooyu. waaw mais ci ronam moom mooy ñi nga xam ne ma ne maanaam sàmm bu ne moo xam yet ba nga xam ne bu ko téye bu nee ndig nag yi jaar fi mu wax moom moo xam ministre yi nga xam ne xam nga dafa am ay ministres yu puus ak ay ministres yi toujours ñu ca garage gis nga ko ci composition bi ministre yooyu ngay wax noonu. bi nga gisee composition gouvernement gisuma ci ñooñu. gisoo ci ay ministre puus comme ni nga koy waxee. ay jeunes mën naa joxe exemple ki mu jox urbanisme ki mu jox non y a des jeunes dynamiques comme Makhtar Cissé xam nga il n'a rien à prouver. C'est un géant de la politique sénégalaise pourtant il fait sa technique il fait pas de la politique. Il est technique waaw man daal ñu fi gis wax dëgg yàlla Aly Ngoye c'est un jeune dynamique comme ñooñu ma wax ñeneen je crois que gouvernement bi daal moom wax dëgg yàlla buy am sikk sa feeñagul te wóor na la ne bu sikk sa amee kenn bu ko jëkk a wax. D'accord waaw mais. bu fàtte ne man maa créé woon. FAP dafa def alliance wala deful alliance. déedéet FAP lan la def. ak APR déedéet deful fenn. non lan la def kon. lenn fii ñu nekk. benn parti mënatul def lenn. waaw moo tax may wax ndax alliance la def. parti yëpp dañoo rocci seen roo bàyyi leen ñu tudd parti te mënuñoo def dara. kan moo rocci seen roo. Macky Sall. nan la ko roccee. mooy affaire parrainage bi nga xamee ne. seul le parrainé compte qu'il est un parti ou pas donc le parti n'a plus de sens loolu la. donc parti bi ak candidature indépendante yi benn la ñuy doon loolu nga bëgg a wax. voilà. ndax loolu lu consolidante la ci démocratie. benn étape la ci benn évolution. non mais li ma la laaj xam nga. waaw ndax luy dëgëral démocratie la comme ni nga ko waxee. bu dee jàngoon nga tuuti science politique. da nga koy daal di comprendre. dama ne c'est une étape dans une évolution. ah kon kay. évolution bi kon kay da nga bëgg a wax ni lu baax la. loolu nga expliquer étape la bu jëm ci bu baax évolution lool. ñu waroon a am xam nga ñu waroon a 89 candidats. amul mënoo benn xajul ci benn bureau de vote 89 candidats kon ñu ngi compter di mën nañ di compter ba 2024 compter bi du jeex donc ñu am rek 5 candidats résultats yi gaaw lool mais loolu jàmm ju rëy la loolu man bind naa ay yoon yow xam nga ci dara. di wax ne parti politique yi ëpp nañ fexe ba imposer au moins ñeent wala juróomi coalition yoo xam ne bu ci ne day boot ay parti moom def na ko. parce que léegi juróom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon candidat ñi ci am parti ñi ci amul parti yëpp léegi mën nañoo jël ay parti yoo xam ne demu ñoon ñu absorbé leen. loolu mën naa nekk. d'accord ba tey ci modèle fast track bi. gis nga ni laajoon na ñu sectionner ministère de l'économie et des finances. waaw yow mi wax léegi. est-ce que xam nga lan mooy mode fast track. est-ce que xam nga ko. ni ma ko xamee mooy na gaaw rek na gaaw. comme waaye na lan gaaw. non tontu ma rek ci li ma lay laaj. waaw laaj naa la aussi sëñ bi Niass. boo ma ko bëggee delluwaat may tontu daf ñuy. tànnal non dama bëgg mu wóor ma ne. waaw parce que bu mu wóoree ne xam nga li ngay wax. di tontu yi day yomb. bu ma ko xamul il faut me expliquer loolu door laa tontu. d'accord mooy accélérer la cadence. la cadence de quoi. non mooy accélérer la cadence rek. de bi quoi nga xam déggoon nañ ko mais ak de ñoom quoi. bi nga xam ne déggoon nañ ko ci ñoom rek mu nekk leneen loo xam ni dafa dikkaat rek quand même fast track loolu rek la du leneen. tontu ma ci li ma la laaj. ndax yaakaar nga ni laaj nañu ñu sectionner. ministère de l'économie et des finances man mën naa ko pour nit ñi gën koo dégg. te wolof la ñuy wax. nañu wax ne liggéey bi na gaaw. liggéey bi na gaaw. Sénégal lu bari looy taxawaalu. da ngay ñëw par exemple ne damaa bëgg kayitu juddu. ndax laaj na ko ndax gaawaay boobu laaj na. bien sûr laaj na ko. mais jamonoy gaaw lañ nekk. ñun suñ maam daan war mbaam ñuy war avion te duñ bëgg gaaw avion moom moo nga fiy jógee léegi ndekkee Màkka añee Ndakaaru da nga bëgg ñu dégg dellu ci na maam na daan aje juróom-ñaari at ci yoon wi non mais lan lay joué ci ministère li muy joué mooy day lépp looy liggéey dafay gaaw réew mi liggéey bi day gaaw taax mi dañuy indi ay gi nga léegi boo demee à Dubaï dañuy liggéey 1 étage par semaine
buy fukki étage fukki semaine mu pare. c'est-à-dire sëñ bi Niass. loolu mooy track. mooy fast mooy gaaw. léegi man dama la laaj. te laaj bi yaa ngi wër tontu bi. te tontu bi fast track bi approuvé naa ko bëgg naa ko baax na sañ nga ko. woolu naa ci borom. te yaakaar na dina ci génne ndam te maa ngi koy ñaan yàlla mu am ci ndam. loolu nga wax sañ nga ko. waaw moo tax boobu ba léegi maa ngi naan ndax FAP dafa alliance ak APR. tontu déedéet allié wu ma ak waaw non allié wu la allié wu ma ak APR. ndax kon Macky Sall nga allié. dimbale naa ko ca jamono ji nga xamee ne gis naa ne war naa ko dimbali ci campagne bi mais boo ma amee damaa doon toog sama kër. boobu ba léegi oowuma ko waxuma ko na ma woo. binduma ko dama ko bàyyi mu liggéeyam rek. ndax moom xam na ne man je suis candidat à rien du tout. utuma lenn utuma pal utuma xaalis utuma leneen sama dee su dund sama borom ak ci dimbali nit ñi ci laa koy def ak jàpp sama njaboot. d'accord léegi mode fast track bi nga ni apprécier nga ko ñaanal nga ko ci yàlla ba xanaa doo ko ci ñaanal yàlla ci 3e mandat. ok. mu briguer ko. mu briguer ko en 2024. waaw. bu dee man li may souhaité bëggu ko di ko ñaan loolu ci la bokk. lu tax loolu. bu réussir 3e mandat pourquoi ñuy làmbatu ji te am ku ñu wóor ne kii met na def na waaye bu échoué du ba ko appuyer waaye bu ko réussir waxuma nag dana ma wuy waaye man danaa ko ci woo man personnellement danaa ko ci woo ne ko bul bàyyi lu baax kenn du ko def di ko bàyyi. te 3e mandat bi du alxuraan du constitution du dara. constitution la. déedéet. constitution la bul ni mën nga ni bu la neexee nga ne du alxuraan mais bul ñu ne du constitution. bu may wax constitution. waaw. constitutionnalité laay wax à travers le monde. nombre de mandats bokkul ci constitutionnalité. mais constitution parce que le principe de la gouvernance c'est à vie comme les rois. le principe originel de la gouvernance c'est à vie. mais loolu la ñu réglé ci suñu constitution ci article 27 li nga wax ni loolu la ñu réglé ci suñu constitution. loolu lañ ci réglé. oui d'accord waaye kan moo ko réglé du ñun. waaw ñun ñoo ko réglé. est-ce que sañ nañ koo réglé waat wala déet. bien sûr. jeex loolu laa wax. non tontu nga ma jërëjëf. d'accord mais li ma la laaj dama bëgg nga wax ma 3e mandat bi constitutionnellement xam nga ni mënut a nekk. lu tax nga ko ci encouragé ak nga yéene ko aussi bëgg naa ko xam. du fi mu ne nii ñu ngi constitution bi ñu liggéeyoon barki démb ñu ngi ne di ko liggéeyaat fi mu ne nii. bu projet maa ngi di jëm assemblée. ci réforme yi. loolu ci premier peuple ministre bi am na liberté def ko à tout moment. mais Macky Sall mën na jël bagage ne maa ngi ñibbi man danaa manifester xëy na yow da nga manifester. xëy na keneen na manifester ñu ne ko réew mi nii nañ bul dem ndax neex na waaye bu naqaree day man dama ko ne toogal. ci moom la aju nag bu bañee 3e mandat laal da affaire bi naqari waaye bu neexee kenn du ko ba mu dem de. d'accord lan nga gis ni moom mooy avenir u Karim Wade ci politique. man nag wax dëgg yàlla. jàng naa lu bari waaye mosuma jàng gisaane. mais li ma lay laaj nag. déedéet li nga ma wax ci gisaane la aju. waaw mais xam nga ni. koo xam ne observateur nga analyste nga te wax nga ma ko nee nga ma juróom fukki at yaa ngi ci politique. donc su ma la laajee waaye du ma ci nekkaat juróom fukki at bul ko yóbbu ci gisaane. waaye du ma ci nekkaat juróom fukki at kenn mënu ci am ku la ci. dama ne damay dee baleen fii. du ma nekk di waxi juróom fukki at yi ñëw wala ñaar fukki at yi ñëw. xam naa ne daal niru na ma ne jaadu na que Karim Wade ñëw fii comme ni ko Macky Sall mu sa waxee mu nekk ministre am. loolu moom lu jaadu la te Macky waxoon na ko ne ëllëg sama gouvernement ku mel ni Karim Wade mën na cee nekk. loolu man tey ba tey pour man loolu du njombe. ndax bul fàtte ne Abdou Diouf tëjoon na Ablaye Wade te terewul Ablaye Wade nekkaat ministre. mais condamné wuñ ko woon aussi. détail la dans le détail amul woon condamnation. waaw man ganaar gi la ngay wax ne nii. waaw mais dama ni bu condamnation amul naka ngay mën na dugg sa gouvernement mais bu fekkente ni amul amnistie am na ay postes yoo xam ne mënu ko briguer aussi. amnistie boobu mën naa nekk wala mënul nekk. waaw amnistie bi mën naa nekk. jeex na loo xam ne bu neexee Macky amnistie am bu neexee Macky mu nekk ministre te yow da nga ma ne analyser nga wax. ma analyser nga wax. waaw analyser naa. waaw mais bu neexee Macky mais xam nga ni amnistie assemblée nationale ñoo ko amaana waaw amaana su fekkee ni journaliste bu dégg ndey nga
dañ lay liyaar nga comprendre amaana loolu bokk na ca lañ waxoon ca Conakry amaana nag laa wax pardon au conditionnel waxuma ne loolu lañ fa wax mais dugg na ci amaana mën naa nekk. mën na nekk amnistie bi jàllal sotti ci beneen laaj. mën na nekk amnistie bi sotti. jàllal ci beneen laaj. entrisme bi am boobu nit ñi dégg nañ ko dugg na nit ñi comprendre. d'accord ku mel ni Khalifa Sall aussi lan nga ko gisal ci politique am moom mi ngi ci kaso bi toujours. falaxeeg naa si la rek man ne ñaari laay yu sës la mën naa nekk. lu mën a nekk ci. Macky wuute na parce que Abdoulaye Wade mooy bàyyu Karim Wade moom mën na wax ak kii te xëy na loolu Khalifa Sall amu ko boo mënee ñooyam am na changement am na lu ci wuute Khalifa Sall daal pièce détachée la boo xam ne bu dee Macky moom oto bi mën na koo soxla mën na koo ñàkk soxla it te bu ko soxlaa dana ko génne ci carton génne ko ci magasin indi ko ci fi ñuy monter pièces yi. ndax mën nga ma ko gën a leeralal li ngay wax sëñ bi Niass. xam nga nit ñi comprendre su fekkee woon ne. waaw Khalifa Sall pièce de rechange dañu wax ne pneu la te Macky am na otoom bëgg na pneu secours waaw mën nga ko ne comme pneu bi Khalifa Sall la tudd mënoo ko jël def ko pneu secours. loolu rek la. mën na koo soxla ji ëllëg. comme mën na koo ñàkk a soxla ci langage bu gën a leer rek laa bëgg. pneu bi baax na sëriñ bi peuple sénégalais bi. rus naa li fi nekk ci ay seen intelligence 15 millions d' intelligence ma di leen faram-fàcceel kon damay pédant léegi mooy professeur boo xam ne maanaam ganaar ga nen ya dunq ya nañ ko compter boo xam ñaari dunq la di wane ganaar la rek comprendre nañ dunq ya sans ñu compter ko. xam nga man mi la invité. doyloo naa sa xam-xam macha allah. d'accord te analyse bi ma bëgg samay téléspectateurs suivre ko xam naa ni mën na jóge ci yow moo tax ma lay poser question yi ci ëllëgu ñii ak ñii ak ñii. bëggoon naa ci gën a am lu gën a concret. lu gën a leer ndax gis nga itam ëllëgam ci biir parti socialiste mu continuer ak ñoom Khalifa. yooyu yëpp mën na sax nekk. waaw le prochain secrétaire général du parti socialiste. comment. soit ki fa nekk démissionné mag la dem noppaliku ji te bu yeneen candidature présenté ci ñi ñu xam moom ci mën na nekk au moins ca top 10 ya maanaam les 10 les plus favoris waxuma amul yeneen favoris leneen lu raw loolu itam bu amee ba tey rek ci cere junnin ci la diw dàq tey que moo waxee na wax yi ci olof doo ma dégg waaw. waaw mais bu ma la dul dégg kaayoree nga mais maa la gën a dégg wolof. waaw bu ma la dul dégg du ñu amal njariñ. waaw moo tax dama bëgg ma dégg la ba ñuy may seetaan dégg la moo tax ma wax li ngay dégg mën a dégg ba ñooñu ñu dégg ko. maanaam fii ñu toll nii ci waxinu olof Khalifa Sall la waxab lu ne la xam nga la wax il est prétendant à tout y compris à la direction du parti socialiste. et am une place dans le gouvernement wala même demain. comme président du HCT wala de l'Assemblée wala di conseil économique et social loolu nga bëgg a faram-fàcceel naa la ko. loolu leer na jërëjëf sëñ bi Niass ma gërëm la bu baax bàyyi laa ay waxtu bu fekkee am na message booy jox askan wi. man nag wax dëgg yàlla amoo benn message bu particulier amoo benn prétention lu mooy di ñaan yàlla di sant yàlla ci li mu ñu may. en tant que personne en tant que famille en tant que pays. ndax réew yu ñu ëppale ñu ngi xarante ay bopp. ma nga ca Yémen. ma nga Égypte. ma nga Libye. ma nga Tunisie. ma nga Algérie. mi ngi Mali gii. kon nag ñun jàmm jii ñu am ki fi nekk yal nay bërëm jàmm. jàmm moo ëpp lépp bu ñu amee jàmm am lépp. yàlla dig nañu gaz ba woon ñu fu mu ne. dig nañu pétrole ba woon ñu fi mu ne. ñi ngi koy gas ak root ak ut fuñ ko ay baignoire ñu ko dugal pour mun a dugg suñuy kër yàlla na ko yàlla def. amiin amiin amiin. ñun 15 millions rek lañ. dañoo bëri wax di mbel-mbeli di wel-weli. ku fóot ñu ne tax mu fóot. te bu fóot yëree ñu ne def tilim bu fóotee ñu ne tax mu fóot ko. bu fetee ñu day xar mbub mi. bu saaw bi fóorul ñu ne mënta fóot. na ko fóoral
bu fóoralee ñu ne fóor bi ëpp na li Youssou Ndour sa patron woyoon rek ca mbaam ma loolu rek moo fi ne ba tey maa ngi lay gërëm di la sant di la encourager jërëjëf Niass ci sa émission bi nga xam ne moom rek mooy émission olof boo xam ne dafay dugg ci profondeur société bi jërëjëf te di ko defee ci làkk wolof te dugalu ca tubaab dugalu ca arabe dugalu ca allemand jërëjëf yow ci sa bopp jàpp naa ne su fekkee woon ne prix Nobel di wolof amoon na ma def la candidat jërëjëf merci beaucoup jërëjëf man tam ma gërëm la bu baax sant la di jéggulu ci li nga xam ni non sama doom nga voilà li ma sañ ci yow dëgg la fii nga toog bu fi kii Ndour toogoon rakk Youssou bi Boubacar waaw Bouba Ndour bu doon moo fi toog dama ko wax loolu dëgg la loolu pourtant sama doom la mais yow dañoo commencé ci ba ngay cuuj loolu dëgg la macha allah léegi nga dem ba yegg fii fokk moo la ba tey nag sa baay la loolu dëgg la jërëjëf Niass mais du tere ma jéggulu rek déedéet vraiment ma jéggulu non defoo dara waaw jërëjëf defoo dara lu ñaaw li waa ji wax ne defoo fi waxoo fi lu ñaaw luñ lay dëgg la loolu laa lay wax li nga def sa métier la uyu naa la ci it merci beaucoup ndax su fekkee woon ne ñeneen ñi bu jaree mer ñu mer ci plateau bi bu jaree kontaan ñu kontaan ci plateau bi kon ci la dëgg yi di gën a génnee dëgg la jërëjëf man awma dara lu may nëbb nee naa leen man awma dara lu may nëbb ndax sama yaay daf ma ne woon muccal ci ñaar boo ci muccal la neex waxal muccal ci alali jàmbur ak jabari jàmbur musal na yàlla musal ma ci ba fii ñu toog kon am naa sañ-sañ wax li may wax ci Macky ñi ko contre ñi ñu ko wax te terewul mu nekk sama xarit xam na ni je ne suis pas faux li may wax moo nekk ci man waaw kon nag yow itam wax dëgg yàlla ci ñi daan nga bokk jërëjëf maanaam ndaanaan nga macha allah yal na la fi yàlla yàggal ba nga béjjaaw ba am âge bu ëpp sama âge bañ naan la góor gi sonn nga kaay na nga dem noppali jërëjëf Niass fekk ñun ñu nga ci àllaaxira merci beaucoup jërëjëf Niass kon mu nekkoon Ahmed Khalifa Niass ni mu ko waxee dëgg la wax dëgg yàlla sama papa la moom xam na ni papa rek laa koy wax ma koy gërëm bu baax ci wuy si bi mu wuy si télévision Futur Média ñu leen di jox rendez-vous incha allah alors boobu la di ñëw bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ bu ñu sa jógee du auditer